Preview. ginnaaw nuyoo bi mbokk yi dal leen jàmm ci xibaar yi fii ci télévision Time for Africa dañ koy dóore rek ak mbirum soxna Astu nag xam ngeen ay jéegu ñu ngi ci am ginnaaw bi nga xamante ne rek kii di jëwriñ bu ñu denk wàllum wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr jëlee na fa ka fa nekkoon directeur ba am keneen koo xamante ne indi na ko foofee jamono joojee kuréel gi nga xamante ne mooy patient yi nga xam ne jot nañ am ay jafe-jafe ci hôpital joojee ñu ngi amal ab conférence de presse naka noonu ngir méttitlu rek li nga xamante ne moo dal soxna soosee naka noonu ñu ngi woo nguur gi beneen braquage moo naroon am fële ca Casamance ca benn gox bu ñu naan ba jure ci suba si nag waaye nag ci gaawteewu ñi di armée bi fexe nañ nag ba baare yoon boobee ñi nga xam ne ñoo naroon a def ñaaw tepp yooyee reportage yu Ramadan dañ ciy ànd wax si li ñu xale jigéen ñi ci jamono weeru koor gi xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram moom la ñuy ndar képpee mbokk yi léegi-léegi ma dëkk ñu faram-fàcce dal leen jàmm ci xibaar yi ñu dooree ko ak jëwriñ buy gàll wàllum wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi doon am ndaje moom ak taskatu xabaar yi ngir waxtaanee rek ci mbiru soxna Astu bi faatu fale ca hôpital Sakhir Mbaye bu Louga ci discours am nag moom Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi xamle ne bu nit ñi jàpp ne jafe-jafe yi am fale ca hôpital bu Louga moomee moo am ci yenn hôpitaux yi nekk fii ci Sénégal moom Abdoulaye Diouf Sarr ñu teewul ay kàddoom. beneen élément bi am solo. te ma bëgg ko noter mooy que ne li xew ci wàllu Astu Soxna nekk na lu Sénégal lépp ñaaw nekk na lu ñu regretter ñun ñëpp nekk na loo xamante ne wax dëgg yàlla donc du luy taaral suñu système waane ndëkk ñu noter ne système de santé bi ñu ngi def liggéey bu mucc ayib ñu ngi def liggéey boo xamante ne liggéey bu am solo la surtout ci temps yi passé renforcer nañ ko considérablement mais ay jigéen ak ay góor ñoo xamante ne ñoom ñoo ci nekk ay agent de santé di liggéey boo xamante ne liggéey bu Sénégal yépp rafetlu daa mbir mi metti na mais occasion la pour man tam pour que ma ñaax leen ñu gën a jàpp seen liggéey parce que seen taxawaay Sénégal yàgg na ko rafetlu. mi ngoog mi nekk kàddu yu duppee ci jëwriñ bi gàll wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr ci conférence de presse bi nga xamante ne moom lañ doon am ci mbirum soxna Astu moom directeur bi nga xam ne moom moo fa nekkoon mi ngi koy jaajëfal naka noonu sax juróom-ñetti femme sage-femme yi nga xamante ne ñoo waroon a assister soxna soosé ba mu ñàkk bakkanam naka jamono ji ñu ngi ci loxoy yoon. dañuy desandi ba tey ci wàllum hôpitalu Louga ku tudd nag Mouhamed Abdallah Gueye moom lañ fi moo wuutu ki nga xam ne moom moo fa nekkoon moom nag mi ngi xamle ci ay kàddu ne dina fexe ba liggéey fa lépp li nga xamante ne moom la ki mu fa wuute naka daal di woon dafa rawatina naka jafe-jafe yi nga xamante ne moom la patient yi daal di jànkonteel naka noonu sax jëm nañu daal di xool lan mooy parcours am moom moomee naka jiite woon na hôpitalu Pikine diiru juróom-benn at waaye tamit nekkoon na ca Tiwaawoon Abdoulaye Diouf Sarr naka mu ngi dellu siwaat ci limogeage bi nga xamante ne nit ñi daan nañ ko wax ne ci atum 2017 moom lañ daal di limogé woon ki nga xam ne rek mooy Abdoulaye Gueye loole nag amut kii di Abdoulaye Diouf Sarr daal na ko wétti wàllu woowee la ñuy desandi ba tey rek ñi nga xamante ne ñooy collectif bu ëmb wàllum patient yi nga xamante ne jot nañ jafe-jafe foofee ca hôpital bu Louga ñoo amaloon tey ci suba nag ab conférence de presse ngir rek daal di ñaawlu li ni mel li nga xam ne moo dal soxna soosé ba mu ñàkk bakkanam waaye tamit ñu ngi ciy woowaale nguur gi mu fexe rek ak corps médical bu nekk ci hôpital ba ñu def seeni liggéey fexe ba jël nit ñi en charge waaye nag dugal leen dans de bonnes conditions ñu teewli kenn ci ñoom. Il est important que dorénavant on se penche sur la question de notre système de santé. Et la dynamique, le collectif patient en danger, s'est levé pour quand même poser un acte fort, que ce soit un acte citoyen encore une fois, que des citoyens qui disent à l'autorité qu'il est important de s'arrêter c'est un problème structurel. Il ne peut pas être réglé par du saupoudrage. Ce n'est pas possible. Un problème structurel ne peut pas être réglé par du saupoudrage et du taf-yëngal. Parce qu'après, on est toujours rattrapé par notre taf-yëngal. Et c'est ce qui nous arrive. C'est un cercle vicieux.
ñu àddu wax ci wàllum yoon nag tey jii fële ca tribunal de grande instance bu Ndakaaru maanaam palais de justice ñu fa doon xaarandi ki nga xam ne mooy Ndeye Khady Ndiaye jëkkëram ak ki nga xam ne mooy Adji Sarr mi nga xam ne mi ngi tuumal leader politique bi di Ousmane Sonko ci wàllum menace de mort ak viol tey jii nag dañ fay waxtaanee loo xamante ne rek dañuy fexe ndax mbir mi mun a jeex ci déposition yi nga xamante ne amaloon nañ ko ci semaine bi ñu leen di fàttale nag Adji Sarr tey ba muy dem ca tribunal ba dañ ko gàttandu comme ni ñu gàttandoo ab rawatina ki nga xam ne rek mooy Gabrielle Kane xam ngeen ne juriste féministe la moom moomee sax bokkoon na ci ñi nga xamante ne dañuy taxawu Adji Sarr waaye nag dafa mujj nekk ci loxo waa police ginnaaw bañ ko tegee loxo foofee ca tribunal ba. dañuy àddu waxaati jaye boo xamante ne jiitu na sama juddu fanweeri at ak juróom ginnaaw bi nga xamante ne nag président ba woon di Abdou Diouf jëloon na dogal daal di rajelu si lu toll si 6665 policiers loole nag indi woon jaxasoo ab coxoo fii ci réew mi ñu daal di dellu siwaat ci mbir yi ñu teewlu suñu naataango. fanweeri at ak juróom ginnaaw bi nga xamante ne nag mu tombe fukki fan ak ñett jàpp fukki fan ak ñeent ci weeru avril 1987 nag Sénégal rawatina police nationale daal di dund jafe-jafe yoo xamante ne doyoor na waar ginnaaw bi nga xamante ne nag kii di président ba woon di Abdou Diouf dafa daal di jël dogal daal di rajee lu toll si 6665 agents yoo xamante ne rek ci police bi la ñu bokk ginnaaw li ko waral mooy marche bi nga xamante ne policiers amanoon nañ ko fale ca Dakar Thiès ak Diourbel loole nag moo tax mu daal di ko amal waaye tamit bokk na ci ak benn détenu boo xam ne dafa faati woon foofee ca prison ba naka noonee ci la décision bi daal di wëdd ci 14 ak 13 avril 1987 le 28 avril nag ca 1987 année boobu buñ sukkandikoo ci loi 87 14 bi nga xam ne moo porté li nga xamante ne mooy loi buy wàllum radiation bi moom moo ko daal di jëfal bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne mooy Cheikhna Keita bokkoon ci chef brigadier yi moom moo daal di fàttali li ni mel tey jamono joojee nag nee na duñ ko fàtte ki nga xam ne mooy commissaire Cheikh Sadbou Ndiaye moom nag def jéego yu am solo ci mbir mi ba mu amee ndax mësuta d'accord ci ndogal bi nga xamante ne rek président bi kii di Abdou Diouf jëloon na ko loolee nag indi jàppante diggante commissariat police commissariat bu nekk Dakar ak bu nekk Diourbel rawatina bu nekk Thiès waaye tamit jàppante amoon na diggante policiers yi ak gendarmerie ginnaaw bi nga xamante ne policiers yi jëloon nañ dogal rek ngir dem fale ca palais de justice li ko gën a yokk mooy rek dañoo am nit ñoo xamante ne ci police bi lañ woon nee na policiers yooyu dañ bëggoon a amal coup d'état loolee nag tax ca atum 1990 ci 13 ak 14 avril kii di président Abdou Diouf jël dogal doodee li ni mel ba mu amee nag ki nga xam ne mooy colonel daal di dox si ay jéego yu am solo président Macky Sall moo ñëw daal di def jéego bu am solo fàttaliwaat mbir mi daal di yëkkati lu mel ni 2 milliards ci suñu koppar jagleel ko policiers yooyu. dañuy jógee Ndakaaru wutali fële ca Casamance ñikki suba nag dañu daal di xamlele foofee ca Badiouréh nekk benn village bu Casamance ay nit ñu daal di armé wu ñoo taxawoon ca yoon boobee nga xamante ne sax daanaka ñu bëri bu ñu ñëwoon Dakar fa la ñu jaar nag ngir rek daal di këf seeni bagage waaye ginnaaw xarañteefu suñu armée bu Sénégal ba ñu déggee xibaar yi dañoo dem rek ngir baare yoon yooyee ñi nga xam ne dañ ko doon def nag ca région bu Sédhiou diggante Ziguinchor ak Sédhiou la mbir mi daal di amee waaye nag fexe nañ rek ba baare yoon boobu ñi nga xamante ne dañ koy amal dañoo bloqué nag yoon boobu de route nationale numéro 1 diggante 4h 2h ba 7h du matin dañ ko daal di baare ngir fexe ñooñu duñu mën a jàpp ñi nga xamante ne dañuy voyager. wàllum société lañ fiy wax ci bile journal nag xam ngeen ne bëgg a sëy ak nit ki nag dina tax ñu bari dañuy bëgg rek yóbbu la ci sëriñ ngi mën laa takk waaye nag li ni mel yenn say day indi ay jafe-jafe ndaxte tàmm nañ ci ñaan ñuy say fekk kenn ku ne dañ cee bëggante ñu teelu reportage Barthélémy Koli. am na ay nit ñuy jël ay aaya alxuraan di ko jox jigéen ngir mu noob leen loolu askan yi jàpp nañ ne ay ñaawteef la. jigéen jarul liggéey jigéen moom comme jigéen yi bëri nañu trop balaa nga liggéey nga dem sa parents yi ñu may la jabar moo gën boo demee village nga gis jigéen bu baax boo xam ne mu ngi ut jëkkër ñu may la ko yaa ngi comprendre mais dem ci sëriñ wala def leneen loo xam ne naka su dul noonu pour jigéen tôt ou tard loo ko def day dañ daal day dañ liggéey bi day dañ bu lay liggéey la ak lu muntu doon dina dañ bu boobaa da nga am problème moom. jarul ñi marabute jigéen ngir ni tàkk ko parce que lépp lu loxo def loxoom mun na ko dindi ëllëg. ñii di def loolu dañuy sonal seen bopp parce que gis nga loxo lu mu def lu yàgg dafay dañ gis nañ fay ay exemple yu bëri ñoo xam ne dañuy marabute góor wala nga marabute jigéen mais ngeen dem ba si biir affaire bi dañ mais affaire bi bu dañee ku jigéen ki wala ku góor ki day revenir à la raison après tout le temps y a des problèmes après ça jigéen daal boo koy takk wala góor boo buggee mu takk la
na doon si coobareem quoi mais pas ay marabu ay ci yooyu non moi ça moom je suis contre. alxuraan dañ koy jël ngir def lu baax waaye duñ ko jël ngir def ci jigéen pour mu nob ñu. lu sacré moom defe naa luñ si jublu mooy pour def lu baax lu sacré moom luñ si jublu mooy pour def lu baax mais am na ay nit yi koy utiliser pour def lu bon ñooñu nag peut-être seetaane moo leen di jiital. jàng alxuraan nekkul pour def lu bon ci jigéen pour ñuy tàkk ko loolu l'islam recommandé wu ko lu gën a wóor moo di def lu baax waaye tax jigéen koo xamee daf ñu nopp loolu mun na bañ a indi problème ëllëg. Barthélémy Colley ñu koy jaajëfal ci reportage bu am solo bi ñu àddu wax dem ba Tambacounda foofee waxtaane ci wàllum mortalité néonatale maanaam jigéen yi nga xamante ne bu ñuy mucc dañuy ñàkk seen bakkan ak xale yi nga xamante ne ñoom it duñu judd ak bakkan nee na mbir mi daal dafa wàññeeku ndax boo saytoo lu jàpp ci juróom benn téeméer ak juróom fukk ak ñeent décès la ñu daal di lim ci atum 2020 jàpp ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ci atum 2021 loolee nag daanaka wàññeeku bi mu ngi toll si juróom-ñetti fukk ak ñeent poñ yoo xamante ne dafa wàññeeku bu ñu sukkandikoo ci docteur Bayaye Cissé moom moo nekk médecin chef régional foofee moom sax bu mu ngi fàttaliku ne lu toll si ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom jigéen nag ñu ñoo si ñàkk seen bakkan bu ñuy am seeni doom ci atum 2021 jàpp si téeméer ak ñaar jigéen ñoo xamante ñoo ñàkk seen bakkan ci atum 2020 annonce bi nag mi ngi ko daal di xam ne ginnaaw bi nga xamante ne ki teewal UNESCO wala UNICEF fii ci Sénégal di Sylvia moo demoon daal di seeti leen foofee ca Tambacounda ci wàllum pôle mère enfant maanaam ñi yëngu ci wàllum paj soxna yi ak xale ndaw yi foofu ci hôpital régional ñu leen di fàttali nag liggéey boobee ñu ko waral mooy maire gox yi maanaam bàjjanu gox yi liggéey nañ ci lu am solo ndax ñoo nekkoon di daw ci ginnaaw jigéen ñi di leen di sensibiliser waaye di leen fexe di leen xamal ci nan la ñuy def ngir mucc ci bu ñuy am doom te duñu am ay jafe-jafe bokk na tamit ci matériel yi nga xamante ne moom la ñuy soxla ci wàllum néonatologie loolee ca hôpital bu nekk ca Tambacounda. reportage Ramadan luñ ci saytu ca mooy solinu xale jigéen xam ngeen ne weeru koor bu jotee nag ñëpp dañuy sell rawatina xale jigéen ñi loole nag mun na leen xëy na tax nag ñu daal di jégalu tuubu jublu ci yàlla tax na nag ñu taataan suñu micro ñenn ci askan wi ñu teewlu Alla Thiam. jigéen moom ci wàllu muuru bi laay njëkk a ñëw loolu jotewul dara ak weeru koor ndax jigéen fu mu toll dafa war a nëbb ay cëram ndax l'islam moo ko santaane leneen li ci tegu koor gi weeru yërmande la ndax ci la yàlla wàcce alxuraan mu nekk weer bu nga xamante ni dañ ci war a profité pour am ci yàlla du question nag bu ñëwee rek ñu jublu ci bu jeexee ñu won ko gannaaw du noonu ndax ku dund ba fekkee war ko da nga ci war a dolli sant yàlla te gën a téye sa imaan ci sa xol ndax weer la bi nga xamante ni dañ ci war a profité di ci jaamu yàlla di ci dimbalante di ci sellal bu jàllee aussi ñu ñaan yàlla continuer ci loolu. l'islam moo ko santaane jigéen dara warul feeñ lu dul kanamam ndax loolu soo gisee nit ñi bañ ko dañuy bañ xel yi di dem ci jigéen ñi surtout boo nekkee ci weeru sellal am na li nga xamante ni boo wooree ba pare te sa cër gi génn daanaka yow da ngay yàqal ñu woor. wàllu solinam kooku war na ko changé parce que am na femme yoo xam ne bu ñuy sol seen cër yëpp ay feeñ te kooku dèjà kon loolu alxuraan la sax dafa war a dañ ko war a bàyyi mais ñoom balaa ñuy def loolu sax koor weeru koor ñëw man j'ai remarqué ça balaa ñu génn seen cër yëpp weeru koor ñëw te am si ñoo xam ne du ñu dégg waraate aussi ñiy waraate ci rajo yi seen xel nekku ci ba léegi ñu ngi commencé ñu ngi seet ni ñu war a sañse nuñ ko war a gën a defare ci weeru koor te loolu aussi yëpp yàlla daf ko tere. sellal bi kay moom c'est pour toujours c'est que ñoom femmes elles n'ont rien compris pour booy seet sax si ñoom koor gi sax la ñu gën a itteel quoi waaye nag koor gi bañ a koor gi yëpp yàlla moom li mu waxoon ba léegi mu ngi ci alxuraan du changé waaw dañ ko war a gën a sellal sax pour commencer ndax weer bi. jërëjëf Alla Thiam mu am solo xale yu jigéen dañuy sellal bu baax a baax waaye nag ñaan nañ ñëpp bu weeru koor gi jeexee ñu daal di ko woyal ñu àddu wax ci xibaaru bitim réew dañuy dem fale ci Afrique du Sud lu toll si juróom-benni téeméeri doomu aadama ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan ginnaaw taw yu métti yi am foofee ca KwaZulu-Natal nekk benn gox bu gën a pauvre ci Afrique du Sud. ca Niger benn poste de police ak benn garde nationale moom la ay terroriste daal di attaqué ñu bëri nag am nañ ci ay gaañu gaañu leeral ñu ànd ci ak Alla Thiam. benn policier ak ñu nekk
nekkoon ci position garde nationale ñoom nag la ñu song fële ca mardi bi fële ca Niger ñooñu nag takk woon ba dëgër yor ay armes yu am doole lool bu ñu sukkandikoo ci autorités yi 7 ci juróom-ñaari policiers ci ay militaires ñoom nag ñoo fa faat seen bakkan ñenn ci attaque yooyu nag am fële ca zone ba nekk ci ñetti frontière bu xam ne groupe jihadiste yi dañ ko ciblé woon ci ay civil ak tamit ay hommes de tenue lañ fa attaqué bu ñu sukkandikoo ci autorités yi ci àllarba ji nag ay forces de sécurité ñooñu la ñu ciblé woon ci attaque bi ràññee leen ci ñi ko def nag du leen luy ay jihadiste yu armé ba 10 yuñ ci identifié bu ñu sukkandikoo ci terme bi nga xam ne te ministère de l'intérieur génn na ko ci ab communiqué attaque yooyu nag mi ngi am ci région bu ñu wax Tillabéri nekk ca ouest ñu gën koo xam ci poste police bi nga xamante ne Pélenké nag moom lañ fa tuddee nekk ca frontière ak dëkk bi ñuy wax Burkina Faso juróom-ñaar ci ay policiers yu fa ñàkk seen bakkan ak tamit ay nit yu bari yu fa am ay gaañu lu toll ak juróom-benni oto yoo xamante ne ni yàqu na ak tamit ay boutique ak ay hangar yoo xamante ne ni yàq nañ ko ci incendie bi nga xamante ne moo fa amoon bu ñu sukkandikoo ci communiqué bu ministère de l'intérieur def ci weeru mars ak octobre bi ñu weesu nag ci yeneen attaque amaloon na fa ci ñenn ñi nga xamante ne leen joxoñ baaraamu tuuma di ay jihadiste yi nga xamante ne signalé woon na leen ci dëkk boobu nga xamante ne am na li ñuy wax ay jafe-jafe ci wàllum sécurité beneen attaque bi nga xamante ne visé nañ ko nag ci ab opposition garde nationale bu nekk fële ca Niger ci dëkk bu ñuy wax Djido loolu nag mi ngi am ci région wu Agadez nekk ab zone boo xamante ne désert la jege loolu dëkk bii ji Libye foofu nag ñi koy surveiller doon na ci ab armée américaine yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekkoon ci localité boobu ñu gën a xam ci Diriku ci àllarba ji ñeent ci ay soldats nigériens sax ñàkk nañ seen bakkan ak ñaari oto yoo xamante ni yóbbu nañ ko autorités yi nag ñi ngi ñuy xamal ne gisuñu beneen information boo xamante ni mën nañ ñu ko jagleel waaye li ngi ñuy xamal ne sécurité bi dinañ ko yokk ci côté yooyu lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-benn ay doomu aadama ñu ñàkk seen bakkan nag bu ñu sukkandikoo ci bilan bi nga xam ne xamaloon nañ ko ginnaaw ab taw bu metti bu amoon fële ca province KwaZulu ci loolu nag la ñu nemmeeku ay dégâts yu bëri ci àllarba ji tombeek fukki fan ak ñett ci weeru avril président Cyril Ramaphosa nag dem na seeti bërëb boobu jàlla ci met ñi nga xamante ne ñoo fa ñàkk seen bakkan kenn ci ñoom nag ñu gën koo xam ci Trésor moom nag mi ngi sax ree di ñu xamal ne malgré li fi am lépp metti na apotis waaye mi ngi ñoo xamal ne xelam dal na ndax kenn ci famille ma ñàkku ci bakkanam ci altine ci ngoon nag mi ngi ñuy xamal ne moom moo ngi nekkoon ci néegam di seetaan lii di ab télévision ci loolu nag la dégg ay bruit yu am ci la ubbi buntam xool ci la gis ci kanam ñoo xamante ne nii jóge nañ fi ndax boo xoolee ñaari mars rek moo leen dese woon ki taw boobu noonu ngir mu ak dakk waaye tamit ñu ngi ñu nemmeeku na taw boobu nag bëriwul luñ ci am na taw yu bëri yu fi amoon waaye taw bu metti nii mosuñu ko nemmeeku ci gox bi nu demee noonu ci ay dëkk yu bëri yu nekk ci Sud Afrique Trésor nag moom am ñu ngi ñuy xamal ne amatul benn kaaraange ndax réparation yëpp dañ ko war a fay ci posam tamit la war a jóge ndax dégâts yooyu ci province KwaZulu nag nekk na dégâts yu metti yoo xamante ne nii yëpp constaté nañ ko bu ñu sukkandikoo ci kii di Salimina mi nga xamante ne moom moo ñuy expliquer fait yooyu ni mu demee. ñu àddu wax ci wàllum tàggat yaram Matar Ba ak ki nga xam ne mooy Aliou Cissé di entraîneur bu gaynde Sénégal nag ñoom dinañu wutali Qatar ci semaine yi nga xamante ne moom la ñu jublu Algérie ñoom nag dañ bëgg a denc ca fédération bi nga xamante ne moom la ñu am ak ki nga xam ne mooy Jamel Belmadi moom la ñu bëgg a bàyyi nag mu nekk ci fédération ci seen wàllum football ay leeral ñu ànd ceeg Momar Seck. tàggat yaram yi dañ koy dooree ak équipe nationale bu Sénégal xam ngeen nag ginnaaw bi ñuy qualifié ci coupe du monde bi jamono ji nag li si des nag mooy waajal coupe du monde boobee bu ñu sukkandikoo nag ci Abdoulaye Sow moom mi nga xamante ni moom moo toftalu ci maître Augustin Senghor mi ngi xamle dem ci guddi nag ci émission bu ñu duppee nag salon d'honneur bu Walfadjri ne daal Aliou Cissé ak Matar Ba daal daañu dem ci weeru mai bu ñu dëgmal foofu sa Qatar su ko defee nag ñu saytu mbir mi naka la fay demee ak camp bi nga xamante ni foofu lañu war a dem bu ñu sukkandikoo ba tey ci xibaar yi nee nañ nag Sénégal dina dal ci fi ñu naan Duhail handball sport hall mu nekk foo xamante ni nag fédération quatrième bu handball ñoom ñoo ko moom fële ci diwaanu Algérie bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ba tey fédération bi lu bëgg nag jamono ji mooy nag téye ki nga xamante mooy Jamel Belmadi ginnaaw nag bi mu lajjee ci éliminatoire yi lajjee tamit ci coupe d'Afrique bi loolee nag ngir mu mën a dem xeex jot li nga xamante ni moo di coupe d'Afrique 2023 waaye tamit nag fexe ba yegg ci coupe du monde atum 2026 bi ñuy amalee foofee sa Amérique du Nord wàllum lamb la ñu koy jeexalee combat bi nga xamante ni jaaroon na fii te mujjul antu muy diggante Siteu ak Papa Sow combat boobee nag bu ñu sukkandikoo ci Papa Sow mi nga xamante ni sax moom moo joxe xibaar bi nee na daal digganteem ak Siteu tëggaat nañu ko te ki nga xamante ni moom moo ko tëgg mooy nag jàmbaar production waaye nag
nag bés amagul li ñuy mën a jàpp rek mooy combat bi kon jàpp nañu ne dina am. Momar Seck borom sport ñu koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci li gënoon fës ci xibaar yi ñu leen jaajëfal ci ànd beeg déglu bi waaye tamit ci kanam tuuti di ngeen am xibaar yi ci kàllaama ak nasaraan ànd ceeg Momar Seck jërë ngeen jëf.